médecine comme faculté de sciences ñoom ñu ngi ciy liggéey bu yàgg am na ci yeneen anam yu ñu doon yàgg liggéey ak ñoom donc tey képp kuy chercheur boo xam ne sa xel màcc na ci tey à travers le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche tey jokkoo nañu muy képp koo xam daal mën na ci laale tey ñu ngi ciy lonkoo pour que ñu fi soumettre rapidement comme je l'ai dit depuis ñetti semaines ñu ngi ciy liggéey parce que y a une task force scientifique bu am pour que ñu lëkkaloo nekk benn proposer lu nga xam ne bu fekkente ne corona bi jeexul parce que yaakaar nañ ne mën na amaat également mën na fi toog rapidement ñu soumettre lu nga xam ne parce que c'est vrai que am na ñoo xam ne am na plateau technique bi mais am na yenn plateau yu fi am nii les cas sont là du ñàkk am na fekkente ne yu mel ni médicaments yi plantes yi nga xam ne waa botanique am nañ ko extraits yi sont disponibles les cas sont là ñun mën nañ def des études in vitro au laboratoire mën nañu def des études d'essais cliniques sur le terrain ak les malades pour xool lan lay joxe donc collaboration bi am na moom au niveau du pays c'est vrai que amagul actuellement à l'échelle planétaire mooy bu weesoo ñenn ñi nga xam ne ñu ngi koy def bëreegul noonu mais li ci am solo bu am solo mooy Sénégal tey am na ñu fi nekk ñoo xam ne yàlla may leen xam-xam boo xam ne defe naa ne buñ ñu jàppalee tuuti rek ci wàllu jumtuwaay ak wàllu alal mën nañ ci jëm fi may daane la mooy donc pour le moment comme egguñu foofu li fi nekk muy yoo xam ne produit yoo xam ne wane nañu seen activité seen pouvoir parce que même l'histoire de l'artémisinine am na fu mu toll mais xam nañu efficacité par rapport à beaucoup de choses également ñàkk ak son innocuité mooy yu bëri du ko indi donc day loo xam ne tey lépp loo nga xam ne daal nekk na ci table bi te war nañ ko mën a tester et surtout comme li fi gis jot a génn yu passé yi ñu xool ko te du yàq dara ñu continuer saytu xool ndax est-ce que réellement boobu parce que man li may bañ mooy toujours ñu focaliser ci benn ne baax na fekk ne am na lu ci manqué donc nañu jël li fi nekk ante également continuer yeneen recherche yi nga xam ne mën nañu may ëllëg suba aussi Sénégal parce que Madagascar c'est un produit bi ñu am nañu seen extrait ñun aussi mën na am suba ñu am suñu plante ak suñuy extrait yoo nga xam ne c'est spécifique à ça bu ñàkk mën na ëpp doole mais pour le moment li fi nekk nañ ko utiliser comme am nañu ay problème par rapport à la prise en charge xool lañ lay joxe tout en sachant que war nañ mën a continuer yenn études yi. voilà merci pour cette réponse merci pour cette réponse monde bi benn question pas. Bijou de dañu bëgg nga tàggoo waale ko rek. dangaa war a xëddi moo tax bëgguñu la téye lu yàgg xam nga yooyu yëpp baaxul. ay problème la ñuy am ak dañuy bañ problème ak sa médecin yooyu yëpp. yéen a gis ko daal sama xëdd bi. ñun ay plainte pour tàggoowaale ko rek est-ce que tey yaakaar na ni reste monde bi dinañ nangu donne bi changer ndax souvent ils sont habitués à prendre et à donner aux Africains est-ce que tey bu ñu gisee ne solution bi Afrique lay jógee dinañ ko nangu te gis nañu que déjà bi ñu commencé wax ci artémisia rek OMS moo njëkk a jóg ne joxeegul validation pour ñu mun ko utiliser et quand on a vu ci li nga xamante ne moom mooy journaux yu internationaux yëpp dañu jël artémisia bi ak découverte bi nga xam ne Madagascar def nañ ko di ko dénigrer. waaw Bijou boo xoolee c'est vrai que Afrique moom c'est un peu difficile parfois bët bu ñuy xoolee ci yenn yi mais li ñu rafetlu mooy comme je l'ai dit mooy la collaboration en tout cas ni ko pays africains yi encadré ni ko pays africains yi jëlee na ñoom ñoo ko moom loolu ça veut dire que l'Afrique aujourd'hui est en train de prendre ses responsabilités te loolu dafay loo xam ne am na solo fu ñu jëm donc bu ko ñeneen di toppatoowul it ñun pour le moment ñun dañ ko en charge parce que toujours est-il que la recherche n'a pas de frontières te xam-xam amul dëkk ñëpp a ko moom li ñuy wax ne Afrique mën nañ ko waxee mooy ñàkkul ne doole gi bëriwul mais mën nañu rivaliser avec les meilleurs de ce monde et c'est ce qu'on est en train de faire et en tout cas ñun chercheurs yi muy les autorités ñu ngi ciy liggéey pour que en réalité on va pousser bu fekkee ne c'est le médicament qu'il faut on va pousser les autres ñu suivre ko. Merci beaucoup professeur, merci beaucoup Pape Cheikh, merci ñu doon seetaan et Baye Modou pour la tenue, Ndella pour la coiffure, à demain inchallah ci beneen télétravail. Merci Bijou, jërëjëf. Très bien, ñu ngi lay gërëm bu baax yaa ngi jongama ba yàqu Bijou si merci pour cette participation en mode télétravail visio, on le fait avec elle tous les soirs ci quartier général bi ak yeneen chroniqueurs yi nga xam ne mënuñoo ñëw peut-être bokk ak ñun plateau bi. Je rappelle encore que moment wu moytu lawuk li nga xam ne ni moo di Covid-19 bi.
on va retrouver internautes yi ak Mamadou Ndiaye doog delloo kàddu gi Adjota Awa Mbaye mu waxtaan tuuti ak ki nga xam ne moo di professeur Daouda Ndiaye mi doon ganuk quartier général bi Sadbou Samb itam mu ngi wàcc pour béggalaat ñu ci guddi gi je rappelle que enveloppe yi tege ay ndimbal la yoo xam ne ni dañu koy séddale désormais guddi gu jot ku dugg léegi mën nañu la jox ñaar fukk yoo xam ne ni mën na doon ab njafaan ci période bi la nga xam ne ni période crise la donc 88 628 72 86 ak yeneen numéro téléphone yi affiché wu benn par benn ci suufu écran bi 88 628 99 90 wala 88 628 04 05 am na sunu xarit yoo xam ne jot nañu leen cër waaye je rappelle encore que da ngeen di toog seen kër loolee la ñu woote toog leen seen kër bi nag li koy mottali mooy ku ñu may ñaar fukki junni tegal la ci dund wala pañe ndogu mën nga toog bu ko defee ñu jox ko Rapidos ñoom ñoo koy livré Rapidos nag am nañu ay mobilette am nañu ay scooter am nañu ay camion am nañu ay car livraison bi partout dans le Sénégal la lépp rek ci jàpp ci combat bi li nga xam ne ni combat wu ñëpp la éviter coronavirus bi law fii ci Sénégal donc on retrouve internautes yi depuis que ñu annoncé ni professeur Daouda Ndiaye moo nekk ganu quartier général ñu ngi réagir ak hashtag bi di QG 2020 daan coronavirus. moom Pape Cheikh noonu la demee déjà internautes yi réaction yi bari na depuis bi ñu annoncé ni professeur moo fi nekk tey ñu fas yéene doon waxtaan ak moom ci mbirum coronavirus bi moo tax question yi bari na contribution yi bari na mais aussi ñi ko doon félicité aussi bari nañu ndaxte le fait que mu nekk koo xamante ni xam-xam daf ci màcc et puis di bëgg gëstu à chaque fois ci li nga xamante ne mooy wér-gu-yaramu Afrique moo tax question yu bari yi ci ëpp yu ci ñëw nag tey tontu na ko ci plateau bi mbirum remède bi nga xamante ni waa Madagascar proposé nañ ko internautes yi ñëw nañ ci posé ko question yi bu baax mbirum chloroquine bi mais surtout ci moment bi nga xamante ni sànq bi muy débuté wax na ni moom bokk na ci ñiy xelal président de la République ci jafe-jafe yi nga xamante ni wala pandémie bi nga xamante Sénégal mi ngi koy dund question bi gis na suñu nattaango Souleymane Ndiaye nekk observateur pour proposer ko daa poser question bi ndax fan la yëf yi jëm ci kanam bu moment bi nga xamante ni Sénégal mën nañu wax ni tollagul sax ci pic bi mais bu yëf yi jëmee kanam professeur fan lañ war a mën a dem donc ñun ni ñuy dundee mbirum confinement total dafa nekk lu impossible donc ban xalaat nga yaakaar ne bu yëf yi jëmee kanam loolu lañ mën a def pour mën a éviter li nga xamante ni mooy coronavirus bi gën a law. merci beaucoup Maodo en tout cas li ma mën a wax d'abord mooy xam nga boo nekk ci dëkk boo xam ne et ça je m'en félicite on s'en félicite au niveau du pays. parce que le commandant kii njiitu réew mi tey ñun sax ñoo koy téye ci yenn yi koo xam ne tey heure par heure il suit la situation te lépp lu ñu ko wax ne lii la te gëm na am na résultat du ci réfléchir. donc effectivement confinement bi nit ñi ñu ngi koy wax. mais mënoo jëloo toutes les mesures toutes les stratégies nga teg ko ci table bi te évaluer ko boo xoolee par échelon la par étape la aujourd'hui am na le port de masque est là dañuy xool efficacité port de masque bi globalement est-ce que am na impact ou pas ça c'est un. deuxièmement y a ce qu'on appelle parce que confinement global et soo ñu xam ne affaire bi du wàllu santé rek parce que du ñu ñoo koy xelal am na action sociale am na les autorités territoriales am na ñëpp ñu nga xam ne seen xel dañ ci war a bokk ci société bi donc du médecine kese te pour ñun dem vers le confinement total tout de suite mais dëkk yu fa def gis nga ne génn nañ ci parce que xamuloo kañ lay jeex kañ lay est-ce que dëkk yu bëri attanuñ ko. te liy bañ mooy nga def loo xam ne amul efficacité nga ñëwaat mu yàq lu bari moo tax on fait les choses de façon échelonnée aujourd'hui dernière pour le moment solution en fait stratégie bi fi nekk mooy lépp lu fi nekkoon dañ koy def ça il faut que ñu xam ko l'autoconfinement pour ñun tant parce que mënagul am efficacité yu bëri parce que on va toujours ba autoconfinement bi des na lu bëri le port de masque am na gëm nañ ne bu ñu ko maintenir toutes les stratégies notamment d'autoconfinement dinañ dem fi nga xam ne lu bëri dañ ko mën a régler parce que boo xoolee tey on avait proposé le confinement ciblé à l'échelle régionale gis nga ne am na dëkk yoo nga xam ne gouverneurs yi jël nañ seen responsabilité ñu ngi koy def donc ñu ngi gis ne yooyu dëkk ñu ngi ciy am njeexital donc li ñu bañ daal mooy jëfandoo lépp après ñu bëgg cee génn te du am efficacité donc pour le moment on est en port masque obligatoire buñ ci associer tous les autres éléments y compris l'autoconfinement on va voir d'ici les semaines à venir à ce fois là bis yi ñëw lan lay joxe est-ce que dafay laaj ñu yëgat palier ou pas mais pour le moment il faut évaluer li fi nekk et xam lan lay jox te defe naa bu ñu ko defee bu si ñëpp jàppee et une fois encore également je le dis on l'a dit ñëpp wax nañ ko virus bi doxul. bu nit ñi toogee lu bëri mën a réglé wu maintenant effectivement toog dafa am ay conditions. am na ñoo xam ne il faut ñu gën dem daani seen doole. te donc muy action sociale donc en matière de solidarité tey xeexu Covid du xeexu docteur rek du xeexu autorité c'est-à-dire même ñi nga xam ne yàlla may na leen kàttan parce que tey dund yi nga gis joxe nañ ko mais loolu du wéy
est-ce que am nañ ko dinañ ko battre ou pas mooy pour le moment encore une fois les stratégies qu'on est en train de dérouler on va voir ce que ça donne bu ci ñëpp jàppee yaakaar naa ne man mën nañ ci am njeexital bu laajee leneen effectivement dañ ko proposer et bu ñu ko proposer dañ ci discuter xool lan lañ ciy def. wax ne couvre-feu bi ndax am na njariñ ndax comme virus bi bu bëccëg lay dox guddi ñëpp dañuy toog ndax am na njariñ. oui am na njariñ c'est que liñ ñuy wax mooy est-ce que régler na lépp. c'est vrai que mënut a régler lépp parce que couvre-feu c'est-à-dire que virus bi day dox guddi day dox bëccëg. boo xoolee lii plus mooy yenn li ñuy retesante yi nit ñi di daje day dox guddi. nit ñi dañuy dox guddi di dox bëccëg. maintenant am na ci c'est sûr que impact bi mën na am. mais c'est sûr également que bis bi ci journée bi aussi lu bari day dox. donc am na njëriñ parce que dina permettre à un moment donné ñenn ñi waroon transmettre virus bi ci guddi gi ñu toog seen kër. donc njëriñ boobu quelque soit dina fa am maintenant couvre-feu nag bu prolongé ak ci yenn yi comme je l'ai dit il faut ñu xam ne dañoo nekk ci dëkk bi nga xam ne il faut yu bari ñu sóoraale ko avant ñu ciy dem parce que bu ñu ci demee. te attanuñ ko je pense que dina poser problème beaucoup maintenant même yenn yi bu demee ba koy def mën na dem ñu di ko phase test fii loo fi gis phase test bu demee ba mu laaj yenn stratégie yu robustes yi mën nañu gars yi xool en 2 semaines 3 semaines c'est ce que va donner en fonction des résultats gars yi réagissent ko mais encore une fois encore pour moi impact bi mënut a ñàkk parce que guddi gi nit ñi dañuy dox te donc guddi gi nit ñi dox virus bi day dox guddi donc transmission day am guddi gi. am na ku posé benn question bu am solo bu ci dafa généraliser un peu taxawaayu Afrique. fii situation bi toll Afrique nga xamante ni seetlu nañ ni aussi que ni bu ñu koy comparer ak Europe ak États-Unis des na ci mën nañu wax ni virus bi doxagu ci lu defagu ci jaloore li nga xamante ni mi ngi koy def Europe ak États-Unis nan nga gisee actuellement position wu ñu ci mel ni Union africaine ak ñi nga xamante ni ay organisation internationale continentale yi nga xamante ni Afrique mi ngi ci seen taxawaay pour le moment kii ngir àndandoo xeex li nga xamante ni mooy Covid 19 te loolu nekk na lu am solo ci période bi ndaxte mën nañuy wax ni yëf yi dafay mën a changer ci surtout ci bu ñu jógee ci après Covid. ce que liñ ci xam mooy effectivement toutes les organisations internationales qu'on appelle les partenaires. ñoom ñëpp tey ñu ngi jàpp ci xeex bi. c'est-à-dire que ñun wéetuñu ci en fait en réalité nos pays africains wéetuñu ci surtout en matière financière en matière conseil stratégique. loolu moom loo nga xam ne la effectivement on l'a vu elles sont en train d'appuyer nos gouvernants nos États pour ñu dem mais l'essentiel du combat nag moom ñun la du kenn ñun ñoo ko war a def. internautes ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen ay réaction ak hashtag bi di QG 2020 peut-être téléspectateur bu bëgg poser question au professeur Daouda Ndiaye di nga am ñaari mbir non seulement dañ lay jox enveloppe bu dund mais en même temps nga poser sa question ci li nga bëgg am ay réponses par rapport ak coronavirus bi li nga xam ne actuellement jaaxal na ñëpp am na kuy laajte ni est-ce que possible na nga wér ci feebar bi ba noppi rechuté waat parce que dégg nañu ay cas yoo xam ne ni dañoo wéroon ba noppi après feebar bi dalaat leen est-ce que rechuter possible na on dirait que c'est ce qui s'est passé à Touba paraît-il donc loolu itam bëgg nañ ci tontu ak professeur Daouda Ndiaye mais en attendant bu ñu ma mënee passe téléspectateur rek très rapidement ñu mën leen a profito jox leen ci dund yi nga xam ne ni dëgg la waxtaan wi am na solo sensibilisation bi am na solo ñaax gi it am na njëriñ waaye xaalis bi dafa gën am solo ci période bi nga xam ne ni ñëpp ko soxla ñu bëri ci réew mi actuellement sutura rek la ñuy wéyee waaye sant yàlla na sunu borom suturaal ñëpp rek ba kenn du yuuxu nee ñu nag ku njëkk a yuuxu da ngaa ragal loolu dama koy faral di dégg mais yàlla baax na parce que loolu mooy li ñuy tëjee d'habitude sunu ay waxtaan ñun sénégalais yi ndax kenn gënuñoo gëm ñu xool beneen téléspectateur très rapidement allô Aïcha je rappelle encore que 100 000 francs espèce lay nekk wala panier ramadan boo xamante ni valeur am mu ngi toll ci ñaar fukki junni donc ñaar la soit xaalis bi wala dund bi donc panier moom la xale yi tuddee panier dox daje dégg naa dox daje léegi amatul ci xew yi de ah xew amatul bi laay ciy coronavirus xew yeeg ni mu nee xewoon laa ilaha illallah njëkke yeeg ñoom seen coro dañ laa may njëkke ba sonn premier njëkke bi ji ñib ñëw na xam ngeen ku ñu woo yooyu yëpp sénégalais yi dañu ko nam xam ngeen ku ñu woo xaw ma kan la ñuy woo ngeen gor woo jàmbaar woo bete yooyu amatul coronavirus rek moo mën lii c'est-à-dire tout est bloqué tout est barré mu ngi tee àddina ci loxoom mais espérons comme ñun bëgg nañu continuer di dund comme il faut ci façon bi ñu ko bëggee parce que ku nekk ak ni ngay gérer sa liberté ñun ñoo war góorgóorlu gën a respecter mesures yi nga xam ne ni kër docteur ñoo ngi ñu koy digal ñoom professeur Daouda Ndiaye ak borom xam-xam yi nga xam ne ni ils sont partout à travers le monde allô. allo oui. kooku
kooku allo Pape. waaw kooku kan la. Abo Sam. Abo na nga def fan ngay wootee. Mbacké. waaw. très bien nu ngeen def ak feebar bi mbaa yéen a ngi moytandiku. waaw ñu ngi moytandiku bu baax a baax. très bien ça nu ngeen def ak xale yi ak waa kër gi ak njaboot gi. ñëpp a ngi jàmm di toog ci kër gi rek bu baax a baax. waaw kay ndax amul lu la jaaxal ci mbas mi nga bëgg ko cee xam. ndax amul lu la jaaxal ci feebar bi nga bëgg ko cee xam. feebar bi de moom daanaka message yi jàll na xam nañ lépp di ñaan yàlla rek suñu borom jële ko ci. très bien. kon yow defe naa dama lay jox ñaar fukk rek yoo ñafal daal leen bëgg. feebar bi yàlla na fi jóge ak jàmm rek ndax lii jurul jàmm. Abo. waaw. jeena loo bëgg ñaar fukk wala pañe bu méngoog ñaar fukk. ñaar fukk lay wax li ma naqari. ñaar fukk de baax na moom. xam naa lépp yow itam ñaar fukk yi di nga ci jot ne quitte pas bul crochet sa alizé comme ça ñu passe la ñi ci ginnaaw ñu jéem a xool say filiation. Alizé gëj nga koo dégg. waaw. xanaa gaañu nga nii. jërëjëf Abo ne quitte pas donc on te prend ci ginnaaw bu ko defee nga joxe sa adresse ak yëpp ñu livré la ko grâce ak Rapidos xam nga Pendo gisee mi ne woon dama daa day faj coronavirus moom dafa waroon bokk ci ñi dikk woolu woon fan yële bi crise bi tàmbali parce que bëri na ay yu ñuy wax ni la koy faj te faju ko waaw dama daa bu fox toll saf-sap ak kaani moom loolu la waxoon donc am na ay remèdes yu ñuy dégg mais daal jusqu'à présent ci teewaayu professeur Daouda Ndiaye amul remède bu ñu ne scientifique yi nee nañu mooy faj Covid 19 bi donte un peu partout ñu ngi def gis ay propositions et tout ça donc nañu gën farlu te moytu automédication bi fajal suñu bopp dañuy dem kër docteur te bu ñu gisee symptômes yoo xamante ni méngoo na ak li ñu wax ni mooy Covid 19 ñu woote te xaar ñu jël suñu lu ko mooy rek mën nañoo wàll ba mbir mi indi ay cas contact ak cas communautaire kon Adjatou Awa Mbaye ñu bàyyi la ak professeur ci dernière partie bi point bu am solo bi nga bëggoon ñu ñëw ci sànq mooy confinement bi c'est impossible confinement total. merci Pape avant confinement bi tomb rek ci li nga ne est-ce que mën na am Covid bi amaat ko. waaw kay damaa fàtte. damaa perdre d'abord loolu il faut que ñu xam y a deux scénarios yu mën a am. y a ce qu'on appelle une recrudescence ou une réinfection mooy lan recrudescence mooy. d'abord kan lañu yaakaar ne wér na mooy koo xam ne cliniquement ay symptômes amatul te bu ñu defee test laboratoire ay ñaari fan gis nañu amatul mais mën na nekk effectivement mu am ce qu'on appelle recrudescence mooy ñàkkul ne li ñu yaakaaroon ne jeex na ci yaram bi jeexul nag nekk te am na fu mu laqatu woon wala tuuti woon na ba kenn mënu ko gis wala y avait un problème au niveau du test. loolu day am wala koo xam ne également génn na beneen virus laalaat ko. mais leen rek moo la ko mën a expliquer en réalité en tout cas ñun ci études yi ñuy liggéey lépp pour différencier réinfection recrudescence boobu y a ce qu'on appelle la génomique. génomique la ñuy jëlee ji outil génomique mu xool est-ce que virus bi nit ki amoon bi mu feebaree moom la amaat même virus parce que même fekkee ne dañ naan benn ñaari virus ñooy circuler y a ce qu'on appelle les empreintes du virus. am na virus boo xam ne comme ñun nu ñu amee empreinte ñun ñu ñëpp ay Sénégal lañu mais Sénégal bu ñu nekk boo tegee baaraamam bokkul ak moromam. virus yi noonu la mel donc bu ñu defee génomique dinañ xam effectivement est-ce que réellement même virus bi moo ko laaloon wala du même virus bi. maintenant bu fekkee même virus bi la on comprendra effectivement que donc y a une recrudescence donc dañu yaakaar ne jeex na fekk jeexul. et bu boobaa dañu xool en réalité lan moo ko indi. encore une fois li ci gën a am solo mooy foofu très souvent mu nekk sur le plan du laboratoire. wala seuil de détection du virus. bu dee réinfection la nag nañu xam ne tey comme on l'a dit li ñu xamul ci virus bi moo ëpp li ñu ci xam. donc en tout cas am fenn foo xam ne ñun jàngat nañ ko wax nañu ne boo ko amee dootoo ko amati. pour le moment loolu lañ ci xamagul par rapport à réinfection. maintenant confinement bi wax nañ ko. on l'a dit virus bu doxul nit ñooy dox yóbbaale ko. donc te defe naa tontu woon nañ ci sànq. ku nekk da ngay xam li nga mën ak li nga attanul. confinement du rek sur le plan médical li mu laaj dafa bari. sur le plan social. sur le plan économique surtout beaucoup d'aspects yoo xam ne jël ko en charge. te liñ ci bañ mooy nit ñi dem confinement parce que y a ce qu'on appelle autoconfinement bi c'est important mooy pour man c'est la partie la plus importante. nit ñi toog seen biir kër bu fekkente ne defuloo wala nga defi li nga xam ne loolu la nga ñibbisi loolu pour man c'est la partie la plus importante. bu loolu weesoo mooy. confinement obligé bi mooy ñu tënk leen ne leen bu leen génnati ci diir wala ci benn gox man foofu pour le moment encore une fois dem ci vers un confinement ciblé
ce qui est en train de se faire mooy li ma yaakaar ne ñun lu ñu yaakaar ne bokk mooy mën nañu jeexantel mais aller vers un confinement global total dans nos pays avec nos pays et d'ailleurs même pays yu ko def yu bëri am na ñu ko def mais balaa ñuy am impact bi ça a pris beaucoup de temps te même sur leur plan gis nañu ne am na dem na bëcc bi àtt nañu ko ñu libéré am na ñu naan confinement partiel maanaam ñu ciblé am yenn zone yoo xamante ne peut-être feebar bi demoon nañu ba gagné ko mun ñëwaat di dellu si waat nee nañ yooyu nag yan pexe lañ ci war a jël ndakaaru gi li fi am ci feebar bari na Touba mi ngi commencé waat ne 4 zones fee di Goudiri ak Louga ay dëkk yoo xamante ne kon ñu ngi nekk ay foyer yan pexe la ñu war a def diwaan bu nekk yan pexe la ñu war a def ngir feebar bi dellu ginnaaw. liñ ci mën a wax mooy confinement bi moom c'est important xam nga dans nos pays day difficile même à l'échelle de quartier mais ce qui est possible à l'échelle de district sanitaire par exemple xam nga suñu district yi am nañu population bi mu couvrir ak zone yi mu couvrir bon loolu encore une fois je le dis am na zone yi nga xam ne dox nañ ko man on a écouté l'information ñu mel ni Tamba y a des exemples partants de confinement yoo xam ne autorités yi muy gouverneurs yi c'est l'occasion également de les féliciter et de les remercier muy gouverneurs yi muy préfets yi muy homme de tenue yi c'est-à-dire que mooy ñi yor sécurité bi ak presse bi yéen corps médical bi nekk ci kanam kilifa diine yi parce que aussi sensibilisation bi pour man au-delà de l'aspect médical dafa laaj acteurs yëpp impliqué wu les leaders communautaires mënuñoo def leader communautaire te boolewuñ ci kër diine yi kilifa diine yi ñoom ñoo ko moom te ñu ngi ciy def li ñu ci war a def te ñu ngi ñaan bu loolu weesoo également ñu xam ne les relais communautaires parce que communication bi parce que pour man damay bañ ñu focaliser ci benn affaire alors que am na détails yoo xam ne bu ñu ko gérer bu dem gis nga ku nekk am na li nga mën man su ma bëggee jël nii damay dem ci au niveau communautaire ma bëgg fa def parce que communauté dafa am ñu gëm ñu nga xam ne ñooñu lañu wóolu ñoom lañ nekkal ñooñu bu ñu leen joxee information bi mun lañ leen déglul ba ci artistes yi c'est-à-dire képp koo xam ne porteur de voix nga dëkk ci communauté ñu jox leen seen cër ñu ne leen bokk leen ci xeex bi je pense que pour man c'est un ensemble en fait c'est un package bu ñu ko defee ñëpp defandoo ko et war nañu mën a am résultat yi nga xam ne c'est tangible maintenant yooyu ci la bokk chaque autorité maintenant est libre aujourd'hui de dire nii laay defee sama dëkk nii lañ koy defee ñu bañ a exclure benn et éviter également la stigmatisation aussi bien sur le plan individuel que sur le plan sur le plan géographique. Professeur si loolu sax la ñuy ñëw ci stigmatisation bi sànq ci élément coro bi ñu ngi wax naan jamonoy peste am na kër yoo xamante ne dañu ko taaloon ak yooyu mais coronavirus ak jàngoro yooyu bokkuñu taux de létalité bi bokkul jàngoro yooyu grippe espagnole bu la mësaan jàpp dalay faat te bii mën nga koo am sax te yenn saa yi sax doo koo yëg léegi stigmatisation bi ak itam nit ñi war koo gëmuñu ko li ñu naan déni loolu lan lay jur ci sensibilisation bi mooy am na ñoo nga xam ne duñu bokk ci ñuy xeex bi parce que effectivement loolu c'est important point bi nga wax c'est-à-dire que feebar bi 40 à 50% am nañ ko du feeñ ci ñoom mooy ce qu'on appelle ñoo nga xam ne ay soit à un moment donné ce sont des porteurs asymptomatiques mais en même temps bi ñu nekkee porteurs asymptomatiques ay réservoirs de virus la ñu doon donc ñooñu am nañ foofu donc ñu xam ne du maladie boo xam ne dañ koy daw mooy bu ñu nee am na ko rek ñu ne nañ ko daw non liñ ci def nit ñi dinañ ko war def mais ñu bañ a joxoñ ñi ko am parce que loolu mooy tax damay ragal loolu bu ñu ko continuer nit dina ko am laqatu na du ko waxee parce que après dañ lay joxoñ et cetera te ñun ñëpp ñoo moom jàngoro ji parce que encore une fois jàngoro bi amul ku munta laal man mii di wax ak yow di ci wax mën naa ko am ku nekk mën nga ko am amul ko ñëpp a ko bokk donc ñu moytu kii bi stigmatisation bi parce que lim ñuy nar a yàqal moo nar a bëri mooy tax nit ki war a def feebar du dem l'hôpital du woote wala nit ko am ko laqatu wala koo xam ne yaakaar nga ne am nga ko defoo li nga war a def wala koo xam ne yow yaakaar nga ne yow boo toogee loo tax doo ko wàlle nga dem toog ko donc pour man encore une fois muy man sama bopp laay commencer lépp lu nga xam ne loolu mooy yoon liy directive nañ ci jiitu ñeneen ñu fekk ñu si ñeneen ñi nag du ñàkk toujours encore une fois du ñàkk am na ñu mën a wax ak ñoom ñu wax ak ñoom ba li ñu yaakaar ñu sotti parce que bu ñëpp doon def corona bi comme guerre am kenn defu ko kenn kooku mën na yàq lu bare. professeur am na benn laaj bu ñu yëbbante lu jëm ci ñi nga xamante ne mosoon nañu am jàngoroy sëqët su tar si ñu naan ko tuberculose wala VIH est-ce que ñooñu itam am nañu risque par rapport ak Covid-19 bi. ñëpp ñoo am maladie chronique. parce que comme je l'ai dit ku am d'abord maladie bu nekk ci yow lu mel ni tuberculose. wala VIH da ngay nekk terrain fragile.
sur le plan immunitaire ak ci yeneen aspect donc ñooñu effectivement day nekk groupe vulnérable képp koo xam ne daal am nga jàngoro boo xam ne chronique la ci yow surtout maladie yoo nga xam ne day toucher déjà le système immunitaire wala yenn jàngoro yi nga xam ne day wàññi sa doole ci yaram maladie cardiovasculaire effectivement ñooñu bokk nañu ci li qu'on appelle les groupes vulnérables les groupes yi nga xam ne buñ leen aarul rek mën na am lu bëri dina leen la ci dal. dañ leen sonal ci test yi professeur yaakaaroo ne même buñ deful massif ñu dem sax ba egg liñ naan ñaar téeméer 1000 tests ndax peut-être Sénégal sax mën na ko weesu ndax IRSF nee na mën na def 1000 tests par jour buñ ci boolee bu Institut Pasteur loolu peut-être dinañ mën a yegg 1000 tests par jour. Je suis d'accord et puis juste pour préciser également effectivement même nos laboratoires publics aujourd'hui on a la possibilité de faire ces tests-là ñu ngi ciy liggéey ak direction de laboratoire au niveau du ministère pour ñu permettre c'est-à-dire que pour ñu organiser ko donc muy 1000 muy 2000 loolu mën nañu fa egg c'est-à-dire que muy Pasteur muy IRSF mais également les hôpitaux publics CHU yi nekk yi muy Dantec muy principal muy ñëpp aujourd'hui on a les plateaux pour pouvoir les faire le test li ñuy jox rek mooy l'organisation pour dem faire ça ak les réactifs donc oui bu ko laajee ça ne pose pas de problème bu fekkente ne encore une fois ce sont des dépistages ciblés par rapport à des secteurs précis plus de 2000 tests sax bu ñu ko mën a def dañu ko def pour mën a gën a isoler les cas et pouvoir prendre en charge ces cas-là. Professeur am nañu yaakaar deuxième vague ci yeneen dëkk yi yaakaar nga ne Afrique ñun déjà tollaguñu fenn ci wàññ bi am nañu naan xaaja bu ñu egg sax ci pic bi ñi yaakaar ne feebar bi mën naa dem baraaf dellu siwaat ci façon boo xamante ne peut-être mooy gën a metti yow loo xalaat ci loolu ñu naan deuxième vague. bon en matière de santé publique depuis yu mel nii doo wax doo mën a lépp mën na nekk. mais je pense que bu fekkee def nañu lu war a def parce que le problème du Covid mooy maladie infectieuse yu bari bul def rek pour faj defal également lu tax du ñëwaat. ce qui fait que quand je parle de post Covid. mooy dañ ko prévoir c'est-à-dire que bu fekkente ne renforcer les structures de mettre les plateaux par rapport au laboratoire équiper le système comme ni ñu demee nii préparer les personnes le système en fait le système de surveillance préparer lépp même bu ñëwaatoon parce que il faut pas dire que du ñëwaat parce que xamaguñ ci lu bari ci loolu même bu ñëwaatoon dañ ko mën a circonscrire parce que n'oublie pas que lu mel ni Ebola dem na ñëwaat na mi ngi Afrique centrale mais déggatuloo ci problème parce que ñooñu préparé wu nañu pour que bi Ebola bi ñëwaatee ñu mën ko circonscrire rapidement donc Covid bi dañ ñaan yàlla mu jeex mais même bu fekkee jeexul aussi même bu ñëwaat du ñu bett ba bu ñu bettulee danañ ko mën a circonscrire ba dégâts yu mu fi def du ko fa defaat. est-ce que yeneen xeetu coronavirus yi jiitu bi est-ce que yooyu maîtriser nañ leen woon bu njëkk ba. waaw moo tax bi yàgg ñu ngi ko tuddee SARS-CoV-2. xam nga bu njëkk ba moo doon SARS bu njëkk ba la vers 2002 2003 pratiquement yooyu maîtriser woon nañ ko. bii bu bees la donc encore une fois. jàngoro yu mel nii dañu ngay jàngat pour suba ak nooy def te lu ci bëri ñoo bokk ni ñu leen di xeexe ñoo bokk ni ñu leen di faagaagale donc oui mën na ñëwaat comme mën na ñëwaat ci beneen xeet comme mën na ñëwaat ci beneen binduwaay ba tax pour man li am important mooy c'est toujours te ñu xam ne c'est maladie là sont des maladies cycliques bu dul Covid il faut ñu préparer ñaar nañu ko yàlla mais il faut ñu xam ne noonu la science d'évoluer ñëpp gis nañ ne tous les 5 à 10 ans maladies yu mel ni dañuy ñëw donc on se prépare à ça pour que lépp lu ñu fett du ñu mën ok fi mu ne ñëpp a jaaxle lavons-nous les mains respectons les mesures barrières takk leen masque yi yokku leen cet gi wàññi leen dem beeg dikk bi gis nga toog leen seen kër bi am na ci ñoo xamee ni dañu koy caaxaane barki démb damaa toog rek Assane Seck mii ak Ngour Ndiaye seet si ma reetaan nañu kaf nañu ambiance nañ ci mais yooyu yëpp baaxul c'est-à-dire à la kulli al kenn ku ne yaa war a jël sa responsabilité par rapport ak crise bi nga xam ne ni bu lawee ba maladie yi bëri kenn xamul fu ñu jëm te maara day taali su boobaa dina metti et pour ñiy liggéey kër docteur parce que ñoom ñooy njëkk a accueillir maladie donc y a tellement de cas yu ñu gis bitim réew ay nit yu liggéey bitim réew am ko ci hôpitaux yi donc fii ci Sénégal c'est vrai tollaguñu foofu mais saa yu ñu xëyee lim bi yokk ay 60 et quelques la ñu tàmbalee dégg xemes wala Aloïs bu taxawee dañuy tiit bu 10 heures jotee donc nañu góorgóorlu gën a yokk Pastef gi ci cet gi parce que finalement am na ñu naan on s'est trop répété am na ku dugg léegi ci émission bi ñu ko laajee dafa ne xam nañ ci lépp waaye xam nga ñaaxe itam du doy sensibilisation du doy tubaab nee na répétition dafa pédagogique et vraiment professeur bëgg naa itam nga delluwaat ak sénégalais yi ci loolu c'est-à-dire képp koo xamante ni suñu borom jox na la baat moo xam ngay chef de quartier moo xam ngay notable moo xam ngay médecin wala ngay sage-femme bàjjanu gox animateur woykat nekk ci gox wala am compte ci réseau social heure
bii tolluñu ci ay caaxaan ak ndaateel ak fecc heure sensibilisation la et je pense que combat boobu combat wu ñëpp la parce que bu ñu nee ba affaire bi jóge fi ku ne di nga mën a yooxu victoire et victoire yu ñëpp lay doon professeur. je suis totalement d'accord moo tax man li may lancer toujours man il nous faut un sursaut national. sursaut national c'est extrêmement important ku nekk xam ne bul ne bu ma Pape Cheikh du ne noonu li du problème su sama problème awa la wala problème Fatou la wala problème mu ne la. nañu xam ne ku ci nekk yëfi sa yëf la combat bi bul xeeb kenn ki ngay sensibiliser parce que ñàkkul ne kooku ngay sensibiliser mën naa moo doon lawal 50 personnes ou 100 personnes. donc effectivement wax naa ko dama ciy bamtuwaat ce qu'on appelle les leaders communautaires il faut que ñooñu ñu continuer di waxtaan ak ñoom ñu leen di jàng ñoom aussi li ñu doon def aussi muy li nga xam ne gis nañ suñu bët ñu continuer jàpp parce que ñenn ñi il faut toujours ñu leen koy rappeler le rappel est pédagogique. te bu ñu fàtte toujours di rappeler les mesures barrières parce que yenn saa nit ñi naan rek port de masque maintenant rappeler raxas loxo bi. rappeler bañ a joxante loxo bi. rappeler autoconfinement bi toog sa kër soo deful amul looy def wala boo demee nga ñëwaat toog distance sociale bi. appeler bu fekkee am na loo del ak port de masque obligatoire bi. relais communautaires yi bàjjenu gox yi nijaayu gox yi leader d'opinion yi ñi nga xam ne am nañ mouvement associatif. les musiciens ñi koy defee c'est-à-dire que képp koo xam ne yow tey même sa biir kër bu ñu la waxee nga ñu déglu la waxal ak ñoom. donc soxla nañ ko te le combat se gagnera ensemble. c'est quand tous les Sénégalais seront unis autour d'un même objectif et puis ku ci nekk def ko combat bi muy sa combat je pense que Covid bi dina jeex Sénégal. macha allah en tout cas loolu am na solo donc ñu jàll ci Sadbou. laataa ñuy jeexal bay tàggatoo tey dañuy teel a lalli pour mën a teel a xëdd puisqu'il est exactement 2h26 du matin en même temps mën ngeen a profito woote ñu jox leen ndimbal yi nga xam ne ni ñoo ngi koy séddale soit ñaar fukk en xaalis wala ñaar fukk en nature tànn sa bu la neex lay doon ci numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi dafa am loo xam ne ni sénégalais yëpp a ngi koy laaj Sadbou nga fas yéene leen ko jagleel ren nag moo waxaat ko wax naa ci sànq ak Oustaz Assane ni ñëpp naqarlu mooy événement religieux yi ñu annulé màggalug Serigne Souhaïbou bi ñu ngi ko doon wàcc ci koor gi dañu koy annulé ki nga xam ne ni mooy Chérif Abdourahmane Fall Tilala yàlla na sunu borom yokk leeram bàyyi Khady Fall moom it ci biir koor gi at bu jot daan na woote programme bu rëy ca esplanade bu ñaari tali dem na c'est vrai waaye mënoon nañu ko continuer ñun njabootam mais malheureusement loolu itam gëwma ñi dinañ ko mën a organiser tellement d'événements religieux qui sont annulés naafila yi dañu ko tere gis ngeen sax li mënul ñàkk mooy personnel lu jumaa yi jumaa wu Makka grande mosquée bu Touba wax naa ko démb sama yaram dafa daw bi ma gisee ñiy liggéey ci jumaa ji taxaw di julli sàppe yi yaatu ñu dandante 1 mètre respecter distanciation sociale bi sa yaram dafay daw Fati. loolu rek moom mooy wane na mbas mi fi mu ne nii moom moo tëye àddina ni ñu koy waxee xanaa rek yokku ñaan yi waaye itam gën a bàyyi xel bu baax a baax nag kër docteur li mu wax Pape Cheikh fi mu ne nii moom Makkatal Mukarram keroog yaa ngi koy wax buñ wanee image yi Oustaz Pape Anne mi ngi koy wax naan daanaka saa yoo masaan dem di nga daan fekk rek kuy tawaaf waaye fi mu ne nii moom kenn nekku fa lu ko waral moom mooy mbas mi mi ngi noonu nag mu weet loo xamante ni si nag lu metti la si àddina donc fépp foo dem boo xoolee Pape Cheikh les grandes villes du monde aussi c'est comme ça elles sont toutes devenues des villes mortes ñuy ñaan rek yàlla mu jàpp sa dëkk ba Dubaï ànd nga fa ak mut fal ba tey dama seet ay vacances kat mënatul ne fi mu ne lépp a arrêté xoola màkk dëkk bu neex bi en tout cas kenn safaatul kenn marwaatul kenn tawaafatul lépp taxaw na lii metti na yaaw saas xam nga dafa am loo xam ne ñun mer na ma de ñu koy bàyyi xel gis nga sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne am na ñu ne woon na du tëdd lu mat 2 junni at si biir suuf te ñu ngi si 1441 yaa ngi dégg tamxarit incha allah la ñuy dugg 1442 yàlla nañ ko fi fekk te mbas mi bu ko fi tamxarit fekk wala bu mu fekk tamxarit beneen bi mooy yii yëpp dafa am bokk li ñuy wax al alamat as-sughra maanaam les signes annonciateurs dafa am la nga xamante ni adduna bi dafa am fu mu tàmbalee dafa am fu mu yem suñu borom nag subhanahu wa taala moom nee na wa kullu shay'in indahu bi miqdaar nee na lépp moom programme am teg na ko ba pare bés lay xaar ak waxtu rek mu daal dee def li nga xamante ni wala mu daal dee dérouler li nga xamante ni moom moo di programme am comme ni ko ñëpp di répété dëgg la daw na yaram waaye nag luy njaag ñun ñi ñooy njaag ñun doomu aadama
parce que tey jii nii boo jëlee ba ci environnement bi environnementaliste yi ñu ngi lay wax naan tey jii nii planète bi mu ngi noyyiwaat mu ngi gën a nu mu dëtti jébbiwaat par rapport ak li nga xamante ni moom mooy réchauffement climatique bi doon am ndax doomu aadama bi mu ngi créé ay usine te lépp ngir koom-koomu àdduna tey jii nii comme ni ñu koy waxee may mun a mën na ma seede corona bi téye na loolu lépp loolu mooy wane ne dafa am la nga xamante nii yàlla binduñu ñun rek mais ñun doomu aadama li fi yàlla bind boole ñoog ñun kaw suuf yëpp daanaka yàq nañ ko boo jëlee géej gi yàq nañ ko boo jëlee jéeri gi yàq nañ ko boo jëlee jaww ji yàq nañ ko am na fa nga xamante ne ñoom itam ay mbindeefi yàlla lañ bu ñu fa tolloo dañuy fippu dëgg la te bu ñu fippoo itam il faut ñu wane seen bopp anam bi ñuy wanee seen bopp nag suñu borom subhanahu wa taala rek moom moo ko xam ak ñenn si ñi nga xamante nii xëy na ay borom yi xam-xam lañ ñi nga xamante ni c'est des gens avertis te loolu képp ki nga xamante ni jullit nga wala doomu aadama nga rek war nga mën a conscience si loolu bu baax a baax parce que suuf si ñun rek nekkuñu fi bàyyi Cheikh du dëgg du ñun rek la yàlla bind sa mbindeef mais doomu aadama moo sikk ga nga xamante ni defe na ne moom léppam dafa war a mujj comme ni ñu koy waxee léppam dafa war a jaar yoon parfois sax dañuy dundee anam bi nga xamante ni du ñu sóor wala du ñu bàyyi xel yeneen bindeef yi te bu yàggee day nekk tooñeel te yàlla suñu borom subhanahu wa taala bëggul ki nga xamante ni day tooñ. macha allah kon wax dëgg yàlla ñu ngi koy tuubal encore une fois di ko jéggalu. di wax ne xëy na moom. amul sax xëy na moom moo ñu bind si matadi moo tax ñuy def yëfu ku matadi moom yàlla subhanahu wa taala moom rek moom moo mat na xool si suñu matadi ak suñu ñàkk kattan ak suñu ñàkk xam-xam rek mu dimbali ñu rek si darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba teggal ñu fi mbas mi bàyyi Cheikh. macha allah am na ku ko tuddee sax Koura Niang coronavirus au lieu mu ne coronavirus mu ne Koura Niang ma ne Covid 19 nag mu ne ma Codé Diouf xam nga yooyu yëpp ay xeetu tooñ la yoo xamante ni c'est des bons côtés voilà dañu stressé ba dañuy transformer affaires yi souvent pour di ci reetaan bon mën nañu reetaan mais quand même ñu gën bàyyi xel ci mesures yi Sadbou ñu bàyyi la yow it li ngay naxarlu sànq yaa ngi ma koy wax mooy Covid bi tax na nim jaataret amul. waaw sant yàlla téléphone bu seer wadd na. tabarakallahu sant nañu yàlla bu baax foog naa ni doon na naqar ci ñenn ñi waaye ñi am xel dañuy xalaat ni lu tëj Kaaba ga tëj rawdu Seydina Muhammad du fa bàyyi Cheikh na Cheikh Sadbou ndax moo waxoon atufun bi baytillahi wa naasi nu wamu kamata fa ba'dal xawmi fi sirri wa jahri dellu wax yàlla ne ko wajaxal darihi ka baytikal xaram tux daa bi al xaajaat saairil anam yow yàlla maa ngi lay ñaan sama barab bi képp ku fi ñëw yàlla na mel ni ku dem bayt laal xaram na nga ko fajal ay aajoom waaye li tax mu nekk mbégte ci ñun mooy Cheikh na Cheikh Aya di sunu xalifa di xalif général Qadiriya taxawal na ay projet yu am solo Nimzaat muy jumaa ji ak li nga xamante ni moo nekk hôpital ci biir Nimzaat daanaka liggéey bi léegi mu yemb ba jeex fa tabarakallahu macha allah di lancer appel Pape Cheikh ndax ñun ay porteur de voix lañ ci kër gi di wax taalibe yi nañu gën a góorgóorlu farlu ci àddiye jooju ngir taxawu Cheikh na Cheikh Aya ci liggéey boobu di ko jaarale ci suñu buntu nag ak mouvement al jamariyal islam bi ku ci mel ni Cheikh Mar ñu ngi ko ci ñaax bu baax moom taxawaayam rafet na ak sunu baay Cheikh Ousmane conseil supérieur ñu ngi leen di ñaanal yàlla Baye Dior di gërëm bu baax itam sunu mbokk yi nga xamante ni ñoo doon dar sama baay Cheikh Mbaye Ndiaye Samb di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaritam yooyu daan ànd ak moom muy sunu baay Alaaji Assane Niang sunu baay Madouba Samb sunu baay Ali Ndoy sunu baay Pape Faye ñu ngi leen di ñaanal yàlla gudd fan amiin di ñaanal sunu baay As Diogay waaye di nuyu xalifa Cheikh Mbaye Ndiaye Samb muy Mamadou di ñaanal sunu yaay Adja Maguette yàlla na ko fi yàlla yàggal amiin di gërëm bu baax Baye Cheikh sama téyër bi di loo ndaam di ko ñaanal yàlla xale bu baax la allahumma yàlla jàppale ko amiin soppee nag ki ma tax a siiw lañ doon laaj waaw moom la ñëppi laaj de moom la ñuy ñëw insha allahu rabbi kon ñu bàyyi la nga bégalee ñu ko ñu bégal ci sunu xarit yëpp ak fu ngeen mënti nekk ku lim juum en tout cas bëri ngeen ci di àndandoo ak ñun moo xam ci réew mi wala sax ca biti réew Sadbou Samb ki tax mi mu siiw ñu déglu ko doog a lalli njol Makka ki ma tax a siiw yow la xayrul anbiya baax nga njol Makka ki ma tax a siiw yow la xayrul anbiya baax nga njol Makka ki ma tax a siiw yow
ko tax a siiw yow la xayrul anbiya baax nga ki ma tax a siiw yow la xayrul anbiya baax nga Sidi Barhama ki ko tax a siiw yow la Barhama ki ko tax a siiw yow la laay lay la xayrul anbiya baax nga ki ma tax a siiw yow la xayrul anbiya baax nga njol Makka ki ma tax a siiw yow la xayrul anbiya baax nga ki ma tax a siiw yow la xayrul anbiya baax nga Sërif Alwali ki la tax a siiw yow la Sërif Alwali ki ko tax a siiw yow la Sërif Alwali ki ko tax a siiw yow la xayrul anbiya baax nga ki ma tax a siiw xayrul anbiya baax nga Sëriñ Medoun ki ko tax a siiw yow la borom tawfeex ki ko tax a siiw yow la Sëriñ Medoun ki ko tax a siiw yow la xayrul anbiya baax nga ki ma tax a siiw xayrul anbiya baax nga Sëriñ Ablaay ki ko tax a siiw yow la Sëriñ Ablaay ki ko tax a siiw yow la yaa di borom xaas baax nga ki ma tax a siiw yow la laay lay la xayrul anbiya baax nga bay baaxe ki la tax a siiw yow la bay baaxe ki la tax a siiw yow la Cheikh Abdou baaxe ki la tax a siiw moom la xayrul anbiya baax nga Makka ki la tax a siiw waaw xayrul anbiya baax nga ki tax nga gën koo war te gën sa sang la akrama xalqullaay baax nga ki tax nga gën koo war te gën sa sang la ki tax nga gën koo war te gën sa sang la akrama xalqullaay baax nga ki tax nga gën koo war te gën sa sang la waaw li tax ma wax ni yaa fi gën sa jikko la moo doon dalaay baax nga koo war te gën sa sang la ki tax nga gën koo war te gën sa sang la moo doon dalaay baax nga moom lay lay la li tax ma wax ni yaa fi gën sa jikko la xayrul anbiya baax nga li tax nga gën koo war te gën lay lay la Makka ak Madina ñoom raw nañu ñoo la dëkkee dëgg dëgg waaw raw na xaramayni ñaari xaram yooyu amul feneen fudul foofu dese dëgg ba na bi raw na laay lay la yaa ñu gënal waaw ki tax nga gën ko war te gën sa sang la ak rama xalqullaay baax nga ki tax nga gën ko war te gën say lay la xayrul anbiya baax nga magaloo sayyidul kawnayni wa sayyidul saqalayni wal faraqayni min urbil wa min ajami yow war te gën sa sang la moo doon dalaay baax nga tax nga gën koo war te gën sa sang la anbiya baax waaw sayyidul kawnayni wa sayyidul saqalayni wal araqayni min urbi wa min ajami yow nabi tax nga gën koo war te gën sa sang la akrama xalqullaay baax nga ki tax nga gën Voilà
ni ki tax nga gën ko warta gën jaamu ko sax ndax sang la nga wax lu am solo ci lii nga ñu bégalee bëggoon na noo àggaleeg tabala yi waaye pexe amut dañoo tere rassemblement tere ay cant tere ay daayira tere naafila yi xam nga yooyu yëpp naqarlu nanu ko waaye nanu góorgóorlu rek ba mën a delluwaat bu baax lépp ci normal sat bu sàmb ñu ngi lay gërëm bu baax soppe yëpp a ngi réagir wax dëgg yàlla ku lim juum Adja Dada Mbub sama seexu makka nee na kontaan na mu ngi rafetlu nee na yaa woyoon yaa tëggoon nganaleem loolu moo taxoon ñëwoo ci sama ngan nga da nga maa teggi dem ci Dada Mbub mais amul problème waaye di nga demaat incha allah bu yoon yi ibbee kay moom defe naa màkk bi njëkkante lay doon Assane ndax am na ñu cotisé woon ba pare. waaw am na ñu cotisé woon ba pare Baye Cheikh njëkkante lay doon loolu moom kenn nattaat leetu ko. mais comme fa tabarakallah macha allah ak yëf yi demee. nee naa am na beneen xeetu tawaaf ba nga xamante ni moog boobu ñoo yem muy tawaaf bi nga xamante ni dugg si kër miskin yi ak fuqara yi maanaam ñi seen jox loxo jotul seen gannaaw nga dimbali leen ku si amoon la nga xamante ni da nga ko dencoon pour deme ko umra ak fii yëf yi toll ak ni dëkk bi xawee këfin nga jël topp kër jàmbur yi wala nga waree ko si seen ay numéro téléphone ku si nekk nga am loolu ko sërëxal rek mu barkeeloo si rek comme ça man si jàpp comme jamono dafa tërë te neexatul day nekk la nga xamante ni lu am solo mais def moom lañ ko def ci sutura rek waaw si sutura ko mënee waaw sutura si la lépp def ni Serigne Mbacke Ndiaye rek moom ay 2 heures la lay woon la Mbacke newu fi nga ne ko déet mu ñëw pëtaxlu sutura si la lépp xaj sutura si la lépp xaj yàlla baax na allahumma amin jërëjëf yaa Oustaz Adja Kiné Diop yaayu Kadiamu Ndaw ak Fama Gueye ñu ngi ko ndokkeel bu baax Cambérène quartier Déggo moom it suñu yaay ju baax la yàlla na jàmmam yàgg yaayu Pinado di ci bégal itam ki nga xamee ni mooy suñu yaay di ku yàlla baaxal di yetu yaayu Kati Mamou Mohamed ak Mama Bousso ñu ngi ko ndokkeel bu baax di ko ñaanal guddi gu neex guddi jàmm ci télévision Futur Média Adja Jee Astu Saw ca France ñu ngi ko ndokkeel bu baax ak Adja Thiouni Fat Mbeng mu ngi Mauritanie boo demee itam dëkk bu mel ni États-Unis suñu xarit yaa ngi foofu excellence consul bu Sénégal foofu ca New York El Hadj Ndaw ñu ngi koy massawu ak ki nga xam ne ni moo di excellence Penda Guissé ak ñoom First Lady Daba Guissé ak ki nga xamante ni mooy Margot Konaré donc toute cette famille sénégalaise bi nekk États-Unis ci heure bi ñu ngi leen di nokkeel Tatafa nekk fi nga xam ne ni moo di New York maam Soxna Lo Atlanta moom it ñu ngi koy massawu ci génnuk àddina yaayu Kebs Thiam loolee naqarlu na ko moom it ñu ngi koy masawu bu baax di ndokkeel ñëpp ajaratu Ami Badiane moom it suma mbokk nabiyeen la xam nga damaa bokk ci benn groupe boo xamante ni soppe nabi la tudd ñun mag ñi dañu bokk ci association yi léegi maa ngi nuyu ñi ma bokkal groupe soppe nabi yëpp kontaan na ma ci ñoom di leen ndokkeel ñu ngi wàcc nag suñuy tàkkusaan ndax ñun bu ñu sañoon guddi bis bu jot ñu tàntal yaa rasulilaay donc ñu ngi ndokkeel bu baax Hadja Ami Badiane fàttewuñu waa Metz ou Metz ca France Mariama ak yaayam Jaja elle a 12 ans mu ngi seetaan donc Mariama ak yaayam Jaja ñu ngi leen di ndokkeel bu baax Ibou Diop Ndiaye suma mag la moom it ñu ngi koy ziar Adjot Sodo Bousso mu Cheikh na Cheikh Sat bu wax xeertu moom it ñu ngi ko ziar bu baax Alsandour ak waa Marmite du Cœur gis nañu seen taxawaay ren ci koor gi di séddale di joxe ay dundu loolee itam ñu ngi koy rafetlu bu baax Kamal Silla Bijou Gueye Diakha Cissé ak gaa yëpp ñu ngi leen di ndokkeel professeur ñu ngi lay gërëm bu baax yan kaddu ngay tëjee tey teewaay bi ci quartier général bi lan ngay dolliwaat sénégalais yi nga xamee ni nelawuñu sànq ba tey ñu ngi déglu tontu yi nga xamee ni indil nga ñu ko ngir gën leeral yi nga xamee ni bëggoon nañu ko comprendre ci crise bi di crise Covid 19. jërëjëf Pape Cheikh di sant rek bu baax di leen remercier ci opportunité yi ngeen ñuy jox pour ñu mën a wax ak askan wi te xam ne lu am solo la donc suñu sant daal mënul am fu mu yem. donc ñu leen di sant bu baax a baax ci opportunité yi ak seen taxawaay ci liggéey bi di wax également ñi ñu doon seetaan ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di wax ne bu fekkente ne wax ji am na lu ci dëng nañ ñu ko jéggal rek ci kanamu yaa Oustaz Assane xam ne li ñu ci waxoon jóg mooy lu baax ak li dimbali doomu aadama yi donc ñu jéggal ñu fekkee wax ji dëng na lu baax lañ ci taxoon a jóg di wax ne daal nañu xam ne tey li fi nekk tey kenn moomu ko ñun ñëpp ñoo ko moom muy xeex bi te am nañu yaakaar ne bu ci ñëpp jàppee ñu war a ñaan ñu baax ñi ñaan
incha allah dinañ am ndam ci lii te buñ ci amee ndam du ndamu kenn ndamu Sénégal bu nekk la donc moo tax ma ci ñaax ku ci nekk rek lépp lu ñu la sant rek te yaakaar nga ne mën nga ko rek nga doxe ko boo ko doxee rek yàlla mën nañ ci barke weeru koor bi yàlla mën nañ cee dimbali ba mu jeexal ko. Voilà. Il y a une question très importante peut-être on n'a pas eu le temps ñu laaj la ko muy néewuk ñi nga xam ne ni ñoo faatoo bitim réew te Covid bi rey leen gouvernement bu Sénégal ñu dégg ne yéen borom xam-xam yi xelal ngeen leen ngir ñu bañ a rapatrier jagaajale néew yooyu fii ci Sénégal ñu bëri nga koy kaas barki démb gis naa ab reportage bu ci télévision étrangère def ab sénégalais wala ko originaire sénégalais ko originaire du Sénégal waaye juróom bu góor faatoo foofu Covid 19 bee ko rey waa France autorités yi ne ko mën nga yóbbu néew bi ndax protéger nañu ko encastré ko et tout ça mais fii Sénégal loolee dañu ko tere ban xalaat nga ci am professeur. bon man suivre naa sama naataangoo yi nekk France yu nga xam ne ñu ngi leen di sant également seen taxawaay ñoom ñi ngi France mais ñi ngi conseil yu bëri. moi je pense que seen avis c'est important sur ça. parce que ñoom ñooy dund feebar bi gis nañu ci ñu nekk du ñàkk ne xam naa ne loolu ñoom dinañ ci waxtaanaat parce que aussi nit ki boo sañoon fi nga dëkk fi lañ lay denc donc pour man bunt boobu bu ñu ko tëj. parce que bu fekkente ne réellement comme ñoom ni ñu ko démontré que amul risque. par rapport à beaucoup de choses war nañ mën a waxtaan ba effectivement bu fekkee loolu lañ ci doon daw te ñi la confirmé ne mën na nekk. je pense que ba loolu am ñoom ñu mën a jot seen i néew. loolu yéen ay conseiller président di ngeen ko. waaw xam nga li nga am na yoo xam ne rek c'est au niveau du système de santé ñoom ñooy gën a gérer yooyu au niveau de ñoom ñoo koy gérer. du ñàkk également comme je l'ai dit bu fekkente ne nit ñi en tout cas waxtaan nañ ci pour man bu fekkee war na mën nekk rek comme ni ko waa docteurs yi nekk Sénégalais yi nekk France ñu nga xam ne ñoom maa ngi leen di suivre ñu ngi leen di suivre ñoom ñu joxe ay garantie yu leer je pense que te nit ki aussi surtout ñi nga xam ne dañoo demoon pour liggéeyal seen réew. bu ñu demee ba daanu ci xare je pense que war nañ leen mën a jàppale bu fekkente ne loolu du problème ñu mën leen a mën a indi pour ñu ñëw mën leen a denc seen biir réew. macha allah en tout cas yàlla na problème bi saafarawu bu fekkee indi néew jagaajale ko yógee jële ko bitim réew que mu am Covid 19 ou beneen jàngoro mën na nekk comme ni ko professeur waxee yàlla na sunu borom def ba autorités yi jël ay matuwaay yu am solo ndax ku sañoon boo amee néew ñu denc ko fii. bu dee ku yàgg àll la bu dee ku am nationalité la bu dee ku am green card la bu dee ku am passeport la en tout cas li gën neex daal ci njaboot yi mooy ñu denc seen i mbokk fii loolee ñu ngi koy ñaan yàlla na sunu borom daal saafara jafe-jafe boobu la nga xam ne ni Sénégalais yu bëri ñu ngi koy kaas te nañ ci waxtaan surtout ak Amadou Ba qui doit certainement bokk ci invité yu quartier général professeur waaw. waaw dama fàtte rek parce que comme dañ leen tudd. ñu gën leen a massaw mooy Sénégal yi nekk bitim réew. jamono ji metti na te am na lu ñu doon joué ci Sénégal. donc bu ñu nee ba lii am xam nañ ne situation metti na nañ leen ñaanal te dénk leen borom bi te xam ne mën na leen jàppale comme ni ñuy ñaanee waa Sénégal. voilà donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar boo demee ci ay dëkk par exemple il est presque 5 heures du matin ci dëkk bu ñu naan Belgique Mor Kumba sët la ci Doudou Ndiaye Kumba Rose sunu xarit la ma nga Belgique ñu ngi koy ndokkeel bu baax Hollande France partout fii ci Sénégal Khadija Ndiaye Khadija ñu ngi koy ndokkeel bu baax Khadija on t'embrasse et puis on pense à tout le monde toutes ces personnes yi nekk bitim réew confinées vous vous sentez seul certainement mais jàpp leen ni télévision Futur Média mu ngi leen di gunge à n'importe quelle heure ak fu ngeen mënti nekk ndok ba jamono dox na ba nga xamee ni ak câble yi ñun li xew France dañu koy am en temps réel li xew Sénégal itam yéen waa bitim réew da ngeen koy am en temps réel tollatuñ ci jamono yi nga xamee ni Paris ak Dakar sori na léegi soreetul donc nañu sant yàlla ba mbas mi dafa tombeek ñu am internet am câble am téléphone portable ndax bu tombee woon nag jamonoy Nokia yu rëy yu yàgg yooyu kon dinañu am problème bu tombee woon nag jamonoy lettre bu la say mbokk bindee balaa lettre baa ñëw dina metti donc voilà nanu gën rek sant te xam ni sunu borom tegul kenn lu mu àttanul ñu tour de table tàggatoo Adja Awa Mbaye ñu ngi lay gërëm bu baax dig daje ak yow fan yi encore ci quartier général bi jege si nga moo taxit dinañ la gën gis ci télé bi non seulement rajo bi après midi yaa ngi sensibiliser muy yow muy Alaaji Assane Gueye muy Makumba Bey muy équipe bu rajo Futur Média mais fii ci télé bi it di nga gën
yokk taxawaay wi ngir gën sensibiliser parce que période crise la et que crise bi du crise uk président du crise uk ministre kese du yëfi professeur Daouda Ndiaye du yëfi professeur Bousso suñu yëf la ñun ñëpp Adja Awa ñu ngi lay gërëm. jërëjëf Alaaji Pape Cheikh di ziar kon waa plateau bi di tàggatoo gannaaw kon ba ñu commencé Pape Cheikh dañoo wonoon masque bi nu ñu koy takkee. bàyyi kon professeur wan ñu nu koy tekkee. dindil te féex. nii. waaw kay dindi bi léegi sànni ko fële ci poubelle bi. sànni ci poubelle bi léegi jëlal sa loxo nga def ci gel bi. waaw kay. kon nii kon la ñu koy defee Pape Cheikh balaa may takkaat beneen masque bi nga ma jox ndax xam nga ne masque yi kon boo toogee 3 heures de temps da nga koy tekki changé soppiwaat daal di takkaat beneen sa loxo bu mu ko laal. loolu itam lu am importance la professeur ñu ngi lay gërëm ci tegtal yi Pape Cheikh sànq nag yéen a ngi wax affaire Màkka may gërëm man tamit sama xel man tamit dem ci Màkka sama seexu Màkka ya ma nekkaloon. daaw ci heure bi. yaa nga fa woon voilà di colonel Ndeye Fatou Ndiaye madame Fatou Kiné Samb di madame Diamé ak itam kii di May Ngom di Maymouna Dieye ñoom ñëpp kon sama xel ngi ci ak binom xam nga boo nekkee jigéen dañ lay boole góor. sa giddi. voilà donc kon maa ngi fàttaliku tamit tonton Mam Boubou Sène fële ca Rufisque ak ñëpp ñi nga xamante ne ren àndoon naa ak ñoom mag di wax ne kon nañu ko leb ba beneen yoon. ba jamono gën a neex Pape Cheikh kon maa ngi lay gërëm di la sant di xalaat tamit ñi nga xamante ne ñoo féetee Tenerife doomu sénégalais ya nekk foofu sama yaay ca la bokk ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi leen di xalaat di ñaan kon ngeen ñibbisiwaat nànk kon si njaboot gi yàlla sàmm leen sàmm ñi fi nekk sàmm ñëpp Pape Cheikh comme ni ma koy waxee chaque jour di leen soññati ngeen toppatoo seen wér-gu-yaram soññati bi tey la gën a am fulla tey la gën a am fayda ndax dafa tombeek ñu nekk ci mbas kon buñ leen wax ngeen soññati seen wér-gu-yaram bëgg nañu tamit ngeen sàmmonteek lépp loo xamante ne fagaru la ngir feebar bi dellu ginnaaw di gërëm nag waa RFM ci programme Daan Corona kon suba si à partir de 10h man ak Babacar Fall ci point du jour l'après-midi à 17h man ak Makumba Bey ñu waxtaan ak suñuy borom xam-xam yu mel ni professeur Daouda Ndiaye moom itam ñu ngi koy gërëm di ko sant. yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax ci taxawaay bi lu jiitu mbas mi yàgg nga di ñaax sénégalais ñu gën di toppatoo seen wér-gu-yaram donc lii itam daanaka continuité la pour yow dañ la cee fekk si ñu ngi lay gërëm bu baax ajaratu Awa Mbaye Mame Fati mi sénégalais yi bëgg lool macha allah ñu ngi lay gërëm yow itam dig daje gi ak yow ci rédaction bu télévision Futur Média ak jotaayu xibaar yi rendez-vous ak yow itam ci miroir Covid mais beneen rendez-vous bi it ñëpp di ko xaar mooy sa teewaay ci quartier général bi. plaisir lay am saa su ne Pape Cheikh du ma taay di ko wax di bokk ak yow plateau macha allah ñu lay sant bu baax di la gërëm may jaajëfal itam téléspectateurs yi ak sénégalais yi di leen wax ne fu leen mën a nekk ñu ngi leen jaajëfal ci seen safo di leen jaajëfal ci seen kóolute benn boo leen ñu bëgg nañ leen ko 10 000 ans di leen jox dig daje ci kàttanu yàlla ci samedi quartier général lay doon. ci télévision Futur Média incha allah ak Pape Cheikh nag du ma dem te remercier yow. Tetaatu wala tey Tetaatu yaa non musuma ko bàyyi sama xarit boobu Tetaatu mooy taalibe sëñ Fallou xam nga moom. non musuma koo bàyyi sama xarit boobu xam nga coronavirus bi Pape Cheikh équipe am bi. tailleur yi dañoo dem. looloo ma dal waaw loolu. jub ay prêt-à-porter la ma jox te tuba yi dafa kawe. xam nga màggalu Touba bi grand màggal bi Tetaatu moo fi nekk ak Doriga mi ngeen di gis moom tamit Ami Ndiaye moo génn fii si tunique bi numéro téléphone bi de 77 877 87 17 Ami Ndiaye moom it ma nga nekk fële ca bopp gis ngeen adresse bi remercier waat encore une fois itam nuyu Tetaatu Pape Cheikh ndax numéro bu njëkk ba léegi ci quartier général moom laa ci àndaloon taalibe Serigne Fall boobu Fatou Gueye madame Ndiaye maa ngi koy nuyu di jaajëfal nag bu baax a baax encore une fois waa Doriga ci tunique yu rafet yi yiw merci beaucoup yow tamit ma lay sant di la gërëm naka noonu ñi ma bokkaloon plateau bi à samedi dans quartier général incha allah jërëjëf Dieng kontaan nañu merci Maymouna Massiré kontaan nañu yow it dig daje bi encore ci quartier général toujours waxtaane droit waxtaane comme mais lépp rek ci fii ñu toll muy sensibiliser ñaax ba nit ñi gën moytu law Covid 19 bi
incha allah Pape Cheikh mu nekkoon mbégte ak kontante ñëw ci premier numéro quartier général de cette saison comme ni ko Fati defee rek moom laay def déjà remercier ñi nga xamante ni ñoo ma solal tey Fallou styliste mun ngeen ko jot ci 77 943 73 72 et pour la mise en beauté coiffure ak maquillage Glam Style by Mado 77 552 39 78 Pape Cheikh di ñaax sénégalais comme ni nga ko waxee ñun ñëpp ñu toog suñu kër bu ñuy génn mu nekk farata ba yàlla jële fi li nga xamante ni mooy mbas yi ba mu ñu ku nekk amaat lu nekk ci sa poste Pape Cheikh. voilà et puis may ñaax itam xale yu rakkaaj yu yaradiku yi nekk ci ginnaaw Abdoulaye Mbaye Diouf of dañoo ñeme lonkonte nii ak di déewante moytu leen yooyu nee nañu ngeen bàyyi ko respecté leen geste barrières yi ay caméraman yoo xam ne ni jëw la ñu mën saa yu invité ñëwee da ngay gis benn caméraman kott boromam na ko yooyu bàyyi leen ko parce que jëw ba corona ba jamono neex arrêté leen bàyyi leen ba jamono neex ngeen delluwaat ci jëw yeeg ñoom seen voilà parce que dañoo tàmm bu gis nga waa TFM bi caméraman yi yéen gisagu leen dara bu invité ñëwee des fois mu bizarre duñ ko mën a wax man damay muuñu rek maa gën a doy waar ñëpp waaye ñoom dañuy lonkonte nga gis apulaay ku lonko Mbaye Diouf xam nga yooyu rafetul parce que professeur Daouda Ndiaye bi ngeen di wax depuis sànq yooyu dafa rafet ay waay bu boo xamante ni lépp la bàyyi ñëw duñu gindi ay waay ngeen di lonkonte ay waay waaw bu ngeen lonkonte woon ba corona fu ngeen jëm xaaf quoi mu nga merci Maymouna kontaan nañu 2h56 Thioro Mbar Ndiaye yow it ñu ngi lay gërëm ci ñaari fànn rédaction bu quartier général yaa ko yore yow Mamadou Ndiaye ak Bijou si sinon rendez-vous itam ci quartier général bi encore voilà Pape Cheikh rendez-vous bi mercredi lay doon gërëm leen yéen itamit ci kóolute bi xam naa man nag Mamadou moom balaa quartier général di jeex à tout moment dinañ jaar commissariat central mbaa ñu dem conk du mën a ñaar dama sonn ci xulloo bi ak xeex bi donc gërëm bu baax ñëpp ñi nga xamante ne ñooy jàpp ci liggéey bi xëj na sax tey Pape Cheikh loolu la ñu waroon tàmbalee muy masawu professeur Massamba Gueye ci ñàkk bu mu ñàkk soxnaam waaye waaw man laaw man waaye itamit masawu képp si Thiam moom tamit ci ñàkk bu mu ñàkk way juróom bu jigéen mu doon épreuve bu metti yal na leen yàlla may xolu muñ ñoom ñaar ñëpp gërëm ki nga xam ne moom moo di Mayacine Thiam depuis Rufisque kër yi suuf voilà moom moo jaar tey ci tenue bi il est joignable au 77 223 00 50 Mayacine merci beaucoup kontaan naa torop gërëm itamit soxna Pen pour mise en beauté bi moom elle est joignable au 77 334 42 51 remercier itamit waa bijouterie de l'islam ñoom itamit ñoo jaar ci bijoux yi bijouterie de l'islam 1 voilà bi nga xam ne moo nekk Pikine tali bu mag marché Zinc ñoom mën nañ leen jot ci 370 16 42 wala 78 305 00 00 remercier team bi nga xamante ni yëpp ñoo ci jàpp Liliane Yaxara je remercie tout le monde je fais un gros bisou à sama yaayu bopp tata Marilo Yves Diagne je t'embrasse ak waa Point E yëpp merci beaucoup et à mercredi incha allah ci beneen quartier général. jërëjëf Ndiaye nga nuyul ñu sa papa ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye Modou ñëw it ñu ngi lay gërëm bu baax a baax rendez-vous demain incha allah. waaw incha allah Pape Cheikh di gërëm suñu mbokk téléspectateurs surtout ak internautes yi nga xamante ne aussi bari nañ ci di joxe seen xalaat seen suggestion surtout seen critiques yu objectives yi nga xam ne dañ koy prendre en compte ñun groupe Futurs Médias surtout ak émission bi di quartier général mën ngeen ñëw suivre ci Facebook bi ak @TFM Instagram @GFM/SN WhatsApp numéro téléphone bi nga xamante ni def nañ ko fi pour seeni question di 77 112 84 82 di remercier aussi ñi nga xamante ni aussi ñoo jàpp ci liggéey bi Pape Cheikh di jaale bu baax ki nga xamante ni suñu jigéen la di Keps di moom mi nga xam ne moo ñàkk waajuram bu jigéen di jaale aussi professeur Massamba Gueye ci li nga xamante ni mooy tiis bi nga xamante ni dal na ko di remercier aussi sénégalais de l'extérieur yi bu ma ko waxee damay xalaat waa États-Unis di leen nuyu bu baax di leen waaw góor gi si Dieng. ca kaw naan ma can you say Sadbu you play Cheikhna Cheikh Sadbu xeetu. moom mu nekk Memphis te xam ne jaajaan fii nga jóge ci village yi. kon xam nga dañuy yàgg àll baaxul. di ko loolu ñu ne wax ko mu def wax ci Cheikhna Cheikh Sadbu ci ko jógee Kébémer. di nuyu góor gi si Dieng moom mu nekk fële ci Memphis aussi di ko nuyu di nuyu waa États-Unis yëpp surtout waa New York aussi. madame Ndiaye nga fa di ko nuyu di nuyu aussi ñi nga xamante ne aussi ñoo ñu suivre en Europe aussi Pape Cheikh.
joxe rendez-vous ba suba incha allah. nga ne kada nga fa. madame Ndiaye. wax ji da ko kii da ngay bañ mu mere la te bëggoo kenn xamal la gis nga ñaar yooyu loolu mooy entre le marteau et la plume quiproquo ça s'appelle comme disent certains blancs mais nit da ngay ñeme li ngay wax da ngay fit di wax yi nga ko bëgg a wax par exemple am na loo xam ne daf maa naqari naka nga mën a doo nekk kilifa sa doom di nekk ci télé ngay dem au moment où sa doom di génn ci télé ngay dem ci beneen télé di ko tendance di ko concurrence voilà wax ji Serigne Mbacké Ndiaye ko moom papa on est très fâché sa doom ji mënoon nga ko suturaal man su ma doon génn te sa bàpp génn beneen télé dama koy dàq kër gi ne ko sort bu ma nee pourquoi tu me demandes de sortir ma ne ko ici c'est chez mon père retourne chez ton père dëgg la voilà wala au moins bu xeex demee ba xeex wala mat booy dem ci télé te sa doom ne ci beneen télé demal ci télé boo xamante ni vraiment moo ëpp audience télé bi sa doom nekk wala damaa wax loolu. yaa ngi maam mu ne gëmmantu nga ñu ngi lay gërëm bu baax. yaa Oustaz gëmmantu nga fi mu ne yaa ngi wax lu ñëw. merci yaa Oustaz jërëjëf ba suba incha allah jërëjëf maa ngi lay delloo gërëm bu baax xaritu waa diaspora bi. maa ngi lay gërëm bu baax gërëm ñi ñu bokkaloon plateau bi. ak te dama lay wax benn affaire waa Futurs Médias dañoo xaw a seytaane parce que boo seetloo tey émission bi lu ci ëpp waa diaspora bi la ñuy gërëm ñu ngi lay gaarwaale. xam naa seen ay jikko gis nga boo ku fiy liggéey te am rumeur rek boo ñibbisee comme en hasard émission yëpp day laaleeg sa rumeur yow yi ma dund ak ñii. député diaspora. te li ma naqari ci sénégalais yi pour certains seen coow yi ci internet bi yëpp ay wëli su yàgg la ñuy génn suñu ay émissions yi def 5 ans xoolal ko ñëwoon yeewu leen ne docteur la médecin la xaw ma lan fan yooyu bëggatuma woon dara dama dugg Facebook dama dugg Twitter maa bëri jom yow moom fan yi bul dugg fenn la aspa nga rab sénégalais yi dañoo fit bul xool Facebook bul yéendu bul lire commentaire Youssou barki dem ak weer yi bi fii tey bi bu dee xam naa lire na lu rëy ne borom bu leen woote. ay coono bàyyi man rek may wax neex naa ba pare bul commenter tàngool te bul lire Facebook sinon lu la naqari rek nga fay gis. ba Serigne Touba man du ma lire. man xam nga lan moo tax ma yàgg te tontu ma ci yooyu yëpp liiru ma dara yenn saa yi dara xew 10 ans après coro bi mooy na ma yow pourtant yow la ñu waxaloon lii yaay 8 ans ma ne ko ah bon liiru ma dara ma. bu lire Facebook sama tur bi laa bëgg mu bàyyi. benn commentaire. bàyyi yàlla na yàlla dolli sutura yàlla na yàlla dolli sutura yàlla na yàlla dolli sutura defal ñu jàmm àdduna ak àllaaxira ndax li sëñ Touba waxoon rek radiyallahu taala anhu noonu jàmm gisul lu ko gën fii gisul lu ko gën fa ñu jëm kon yàlla ñu ko yàlla defal dunya wa uxra amoon mbëgte ànd ak yow ak ñu bokkaloon plateau bi nuyu mbokk yi ñu doon seetaan fa tabarakallahu masha allah di si jukki rek soo ma kamee ku ñuy wax soxna xujja mooy jajaa bi nga doon nuyu di suñu jigéen di ku baax nekk médecin ak doomam Mariama mu ngi France moom ñu ngi koy nuyu yàlla gën ko sàmm yàlla gën ko aar delluwaat jaalaat keps ak professeur Massamba encore une fois di wax ne Sénégal comme ni ñu koy waxee benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar te lépp la nga xamante ni kàddu la bu ñu jibal rek yàlla mi ñu tim seede na ne yiiw ak yar ak teggin lañ mos a waxee waaye suñu borom subhanahu wa taala moom rek moom moo mat waaye ñoom xam nañ fi ma leen def te man itam xam naa bu baax fa tabarakallahu masha allah fi ñu ma def kon yàlla na yàlla dolli jàmm may ñu kooru jàmm jeexal mbas mi yàlla ubbilaat leen seen bunti wërsëg ñoom waa diaspora bi defal leen xéewal defal leen sutura seen njaboot gi nekk fi yàlla musal leen sàmm leen aar leen am naa ci groupe sénégalais yàq yegul si groupe sénégalais yi nekk bitim réew fi mu ne ñu ngi yeeru sénégalais am naa ci koo xam nga ba yi passé rek dootu mënul yónnee dara man ma ziar rek madame Seck la dame de fer Adja Mariam maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla gën ko dëgëral gën ko sàmm gën ko aar. merci waaw macha allah. jërëjëf yaa Oustaz en tout cas kontaan nañu yii yëpp dafay égayer rek ambiance mënul ñàkk. surtout man ba nga mujjee si man laa xam fi nga jëm. ak période bi waaw bul lire dara bul lire benn commentaire nday yaxara nee na sax bul lire booy lire di yàqu am na ku la ci insulté sànq lire nga rek mooy yàqu nga bul lire dara yow naa nangu sa téléphone dootoo xool Facebook. nii Twitter defal ni Bouba Ndour Bouba liirul dara ndax bu doon liir bu jàkkaarloo yoo dootu ko dolli allez on finit cette émission sat bu sàmm ñu ngi lay gërëm bu baax donc rendez-vous encore fan yii rek incha allah ba keroog mbas mi passé bu soobee yàlla jërëjëf
incha allah parce que ñu ngi pare lu ñu nar a jagleel Cheikh na Cheikh Sadbou incha allah. waaw le 22 maanaam 22e jour ci koor gi. incha allah mooy anniversaire u Cheikh na Cheikh Sadbou. xeertu. te loolu nag bëgg naa ñu def ci bés comme demuñu. incha allah ñu def ko plateau bu mag. incha allah taalibe yëpp ñëw. incha allah. mu ngoog kon merci à tous gërëm équipe yi ñu àndaloon tonton nag mi nga xam ne ni moo jiite équipe production bi gërëm Pape Samba ci am ci réalisation bi Mbaye Diouf of ñu ngi lay gërëm merci promotion gërëm tamit Baye Niass le grand photographe ñoom Baye ñu ngi leen di gërëm bu baax fàttewuñu toog mu Serigne Fallou Petit Ndoy ak Demba ñu ngi koy gërëm bu baax Bouba Ndour mi nga xamante ni moo produire quartier général moom it ñu ngi koy gërëm kulim Dioum mais bëri ngeen en tout cas ci àndandoog ñun continuer de respecter gestes barrières yi nga xam ne ni mooy tax ñu éviter lawu Covid-19 on va se retrouver tout à l'heure dina tomber ak 22h jot ci beneen numéro quartier général premier talk show fii ci Sénégal. Sénégal TFM lañ bëgg waaw.